ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi bokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si bokk na ci li ci gën a fës di juróom-ñetti doomi aadama yi nga xam ne dañoo amee jàngoroy cancer prostate ñoom ñooñu nag jot nañ leen opéré ci njàppandalu association sénégalaise bi yëngu ci wàllum urologie bile kuréel nag di amal congrès gu njëkk fii ci Ndakaaru nar a waxtaane nag jàngoroy cancer prostate ndaje bi nag di ndajeep ñaari fan ñu ngi ko jàpp ci ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier atum 2020 bile. ci mbébét bi nga xam ne nguurug Sénégal am na ko jëm ci rafetal xar kanamu réewug Sénégal dem sax bay amali setal ci mbedd yi beneen liggéey soob nañ ci seen loxo bi la liggéey nag mi ngi tënku ci nag yeesalaat rond-point yu Sénégal bokk na ci rond-point Sam ak it rond-point Wakam daañu fa amalub doxantu ngir taataan gis-gisu askan wi buñ ci noppee nag daañu doxantu seeti kii di Umu Kalsum di ku yàlla xiir ci ay xaj Floyd ak i Aria ñaari mala yi nag di ay wéttalam cofeel dëgg dox seen diggante Umu Kalsum ñu gën ko xam ci Kalsumi ñaar fukki at ak juróom-ñett la am nataalam daan ci ànd ak Omar Kane ci biir jotaay ji keneen ku ñuy àndal Cheikh Sall mu fas yéenoo jàngatal yéen kay xëy fasal tey ji yemoo ko àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme gannaaw ba ñu leen nuyoo jotaay gi dañu koy door rek wàllum wér-gu-yaram ak juróom-ñetti doomi aadama yi nga xam ne dañoo amay jàngoroy cancer prostate ñoom ñi leen nag jot nañoo am ab opération li ni mel nag ñu amal ko ci njàppandalu association sénégalaise bi nga xam ne mi ngi yëngu ci wàllum urologie fii ci réewu Sénégal lépp nag ngir waajal seenu ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko nam amal fii ci Ndakaaru ci ñaar fukki fan ak ñett jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier atum 2020 bile lépp nag ngir daal di waxtaanee jàngoroy cancer prostate ki ci indi ay leera Papa Ahmed Fall moom nag mi ngi woon ci ndaje bi nga xam ne moom lañ doon amal démb ngir waajal yooyu le bëccëg moom du ñàkk ñu teewlu ko laata xibaar yi di buur ci micro Cheikh Sall waxtaanee ba tey wàllum wér-gu-yaram ak virus bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ca réewu Chine ñu gën ko xam ci coronavirus waral nag waa maakaanu jooni bi nga xam ne moom la ñu denk wàllum wér-gu-yaram fii ci réewuk Sénégal ñoom nag daal nañu génne ab bataaxal di dalal xeluk askanu Sénégal la ñu jàpp nag moo di boobule virus nag yegg seegul fii ci réewuk Sénégal waaye nag ministère bi mi ngi jël matukaay yi war ngir daal di koy moytandiku mi ngi sàkku nag ci askanu Sénégal ngir nag ñu daal di gën a bàyyi xel boobule feebar di ab wala bokk jàngoro ne nag ñoom ministère bi noppi nañu nag ngir daal di dalloo lépp loo xamante ne ay xibaar la di bàyyeekoo ci askanu Sénégal ñoom ministère bi nag taxawu gi war daañu ko jël ci askan wi ngir ñu mën a leen a aar ci boobule virus ñuy nemmeeku ci réew bi nga xam ne moo di réewuk Chine. kon na ma leen ko jujjee woon ci ndoxteelu xibaar yi juróom-ñetti doomi aadama yi nga xam ne dañoo amee jàngoroy prostate ñoom nag jot nañoo jot ci ab opération ci ndimbalu association liggéeykat yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum urologie lépp nag ngir waajal seen ay bëccëg ya ñu fas yéene sensibiliser yee askan wi ci feebar bi nga xam ne mën na leen a laal jëm ci cancer bu prostate ki ñu ciy teelu di Pape Ahmed Fall moom nag mooy secrétaire général bu boobu association mu àddu ci micro Cheikh Sall. dañu bëgg a waxtaan ci suñu rencontre yi ci mbirum li ñuy wax lichage urinaire dafa mel ni genre xeer boo xam ne dafay formé wu ci biir ci roñon yi wala ci paftan bi léegi am na ay techniques yu bees yoo xam ne dafay permettre pour que ñu faj ko te duñu opérer nit ki léegi techniques yooyu am na fii ci Sénégal léegi ñun dañu woo ay experts yoo xam ne dañu jógee bitim réew ci ñaari fan yi tey ak suba dañuy ànd ak ñoom pour opérer malade yooyu am na yeneen thèmes yoo xam ne dañ koy aborder mooy mbirum cancer. en fait loolu ay atelier pratique la yoo xam ne dañ ko def tey talaata ak suba àllarba léegi alxamis ak ajuma dañuy daje pour def ay conférence
léegi conférence yooyu nag dafay ëmb problème lithiase yi ñuy wax noonu dafay ëmb aussi problème mu cancer prostate yi ñu wax mais dina ëmb yeneen aspect comme problème mu incontinence bi ma daan wax ku mënul téye sa saw wala problème mu fistule koo xam ne dafay am doom ba pare jékki-jékki rek ci bi mu amee doom ba pare mu du mun a téye sawam parce que dafa am lu ñuy wax fistule vésico-vaginale mais aussi dina am beneen thème bu important buy affaire ñàkk mën a am doom parce que loolu te léegi fii Sénégal am nañu yeneen méthode yoo xam ne lu ñuy wax procréation médicalement assistée yoo xam ne am na ay techniques yu bees yoo xam ne mun nañ ko utiliser pour dimbale nit ñi pour ñu mun a am doom léegi loolu yëpp conférence yu ñuy def noonu du ñun rek ci suñu biir invité nañu am nañu ay participants yu bëri yoo xam ne jóge nañu bitim réew am na au moins fukki wala fukki ñaari dëkk yoo xam ne conférenciers yi fa la ñuy jóg. ñu waxtaanee wàllum politique ak sëy gu tas gi ñu nemmeeku ci diggante Moustapha Diakhaté ak parti bi di APR gannaaw nag ba ñu jëlee dogal lii di commission de discipline bi daal di koy génnee ci biir APR moom Moustapha Diakhaté nag ne dafay taxawal ab mouvement ci boobule parti ki nga xam ne nag nekkoon na fi ab jëwrin di Mbaye Ndiaye moom mi nga xam ne itam mooy jiital boobule structure nga xam ne mi ngi ci biir parti bile di APR moom nag dellusiwaat ci dogal boobee nga xam ne moo génnee Moustapha Diakhaté ci biir APR naam sax ba ñu doon jël dogal bi moom Mbaye Ndiaye fekk ko fi waaye nag la mu xamle moo di jamono ji fas yéene yor jikkoy puso daal di ñëw diggante yi nag ba nag li nga xam ne moo di ñu génnee Moustapha Diakhaté ci biir parti bi kon nag du mujjee antu moom Mbaye Ndiaye dañu koy teewlu ci téléphone Alassane Samba Diop. comme ni ma ko doxe woon rek ci mbiru Moustapha Cissé Lo yaakaar naa ne daal saytaane warul mukk yàq tey suñu ànd ndax suñu ngor suñu diine ak suñuy jom moo ëpp doole fuuf ay teraanga wala boog ay am wala boog sax yenn état d'esprit yoo xamante ne yi ku ne nag mën nga toog bi ay jamono saytaane bëgg a këf sa xel mais boo amee ay àndandoor ak ay mbokk war nañ cee mën a wax ba saytaane boobu bay jóge fa président Macky Sall ñëpp la soxla ci réew mi waxuma sax ñi mu àndaloon démb ak barki démb mais Sénégal ñëpp la soxla et donc décision bi mën na nekk décision rek pour wax nit ki ne te ngaa xoolaat sa bopp bu ko defee nag ñu ngi ñaan yàlla rek mu xoolaat boppam ba ñu mel ni man bu ñu jógee dem seeti ko ndax nit ku ne nit ay garabam et donc war nañ ko mën a waxtaanal comme nam ko daan defale ñeneen ci parti bi xam naa ci dara te moom Moustapha Diakhaté te ñooñee dañoo wanaas la xewoon ba mën a dellu si xoolaat seen bopp xam ne lu ko fi jaar daal. waxtaanee wàllum budget bu réewuk Sénégal jawriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum finance ak budget ci réew mi daal dinay fëgg dëndam xamle ne budget bi nga xam ne moo di budget bu atum 2019 yorin bi daal dinay jaar yoon ndam lañ ci am kàdduk Abdoulaye Daouda Diallo gannaaw nag ba mu doon fësal démb ab programme budget bu atum 2020 ci la yëkkatee yooyu le kàddu ci ab ndaje da ko daal di yëkkati ci teewaayu Moustapha Gabar Diop. bile suñu xoolee budget Sénégal exécution bi toll na ci 98% ci 2020 bile nag nguur gi li mu bëgg mooy matal 100% yile loolu waral ñu taxawal ab budget programme. ministre des finances ñu nekk arbitre rek ci loolu dañuy donc partager responsabilité yi c'est vrai que dinañu continuer ñun di xool niveau budget bi naka la doxee parce que simplement aussi. budget bi du benn ministre rek moo ko war a buy moom mais budget bi nga xam ne présidence am na si wàll yeneen institution yi nga xam ne nekkuñ sax si gouvernement am nañu si wàll yeneen ministères yi aussi am nañu si wàll il faut donc ñu xool équilibre général bi nu muy doxee dëgg-dëgg pour mun a doxal programme yi ministres yi ñoom si seen bokk ñoo si war a def donc seen propre implication pour que à chaque fois que suñu xalaatee ne programme bi war na continuer programme bi war nañu ko gën gaawal si nu muy doxee effectivement donc ñu xool nan la ñu koy doxee à partir des finances. ginnaaw yitte budget programme bi le jëwriñ bi wax na si ndaje bi lépp lu jëm si mbiru dépense publique ak lu jëm tamit si boru Sénégal. endettement day firndeel ni simplement que état bi mun na am ambition pour son développement lu ñu war a ñaawtu kay lu ñu war a dàq mooy ñaawlu plutôt lu ñu war a dàq mooy un état
bi nga xam ne kii empreinte pour mu fay disons son fonctionnement loolu am na fu muy toll effectivement dina si am jafe-jafe te foog naa loolu alhamdulilah rabbil alamin weesu nañu foofu parce que simplement aujourd'hui gis ngeen niveau de mobilisation recette bi nga xam ne c'est de exceptionnel maanaam bu ñu nekk gum si wàllum douane si wàllum impôt ak si wàllum trésor loolu il faut ñu poursuivre tendance boobu lu des li à chaque fois suñu amee quand même un projet d'envergure nécessairement il faut ñu dem lebi pour ñu mën ko defar. suñu sukkandikoo ci jëwriñ bile Sénégal wér-gi-yaramam ci lu jëm ci mbirum koom-koom dal na xel loolee waral waa conseil d'administration bu FMI nangul ñu ab accord triennal ci lu jàpp 2020 jëm 2022. ci ayu bés bi kon commissariat central bu Mbour daal dinay teg loxo lu ëpp benn tonuk yamba foofu le nag ca Mbour loole nag waral wala boo ko yemook jamono joo xamante nag ñu ngi doon indi ay coow jëm rek ñu teggi daan yi nga xam ne ñu ngi ko doon teg ci njaayum yamba fi ci réew Sénégal loole nag doon ab porox ndoll ngir ñi daal di laaj askanu Sénégal seen gis-gis ci boobule mbébét bu ñenn ñi nag joxe seen xalaat xam ne nag yamba kenn mënut a teggi daan yi nga xam ne yoon teg na ko ci kawam jëm ci wàllum njënd ak njaay waaye itam ci jëfandikoo gi nga xam ne askan wi jot nañu ko see jëfandikoo ndax la ñu jàpp nag moo di mënut a am njeexital gu baax ci dundinu askan wi dañ leen di teewlu ci reportage yu Mame Abdou Guèye Kassé. lim bu jéggi dayoo ci Sinébar bu ñu teg loxo ci at mi ñu génn moo ngi wéyandi ci atum 2020 bi ci altine bii rek lu ëpp benn tonne ci chanvre indien ñii di élément yu commissariat central bu Mbour daal nañ ci teg loxo sénégalais yu bëri nag ñoo ngi naqarlu li ni mel comme chauffeur bii moom nag circulation wu drogue bi ci réew mi doon na li nga xam ne lu ko jaaxal la. mais drogue bi fan lay jaar ba dugg si fii nii man loolu mooy sama question boo xam te ne bu may posé à chaque fois donc dañu war a xool daal naka la ñuy xoolee daal naka la ñuy si suñu frontières yi boo xam ne que jëm a xam drogue bi fan lay bàyyeekoo ba dugg si fii ñu jëm a tëj loolu parce que loolu vraiment arrangé wul jeunesse sénégalaise bi. saisie bu mujj bi moo ngi am si jamono bi nga xam ne rek débat bi ñeel dépénalisation cannabis maanaam daganal lii di yamba moo ngi ci gémmiñ yépp sunu interlocuteur bi nag àndu si ndaxte jàpp na ni li ni mel du def lu dul yokk mbir yi. loolu moom vraiment man ànduma ci parce que loolu boo ko bàyyee mu law rek mooy maanaam am na ñoo xam ne dañuy sànku parce que dafa am lépp loo gis dañ koy teg ci yoon waaw ni xool ndax yoon bi méngoo na ak fu mu toll ak suñu dëkk ak suñu société bi nu ñuy doxee ñun Sénégal maanaam jeunes sénégalais yi parce que des sénégalais te boo ko ne lekkal tuuti rek moom day gis mu lekk lu ëpp donc dañuy xool daal naka lañ koy kiyee daal naka lañ koy saafare daal vraiment man ànduma ci. sëñ bi ñu fekk ci corniche ouest bi muy féexlu moom docteur la en pharmacie moom nag jàpp na ni ngir xeex li nga xam ne rek mooy phénomène Sinébar yi faaw rek ñu jéem a xool fan la sookee ko. dama jàpp ni lii dafa nekk situation bu nga xamante ne dafa commencé jéggi dayoo tuuti dans la mesure amoon na quelque temps ay drogue yu ñu saisir yu ñuy jàpp yooyu daa ko woon dégg pratiquement Sénégal léegi moom dafa bëri ba jéggi dayoo loolu nag war nañu indi tiitaange dans la mesure drogue bi ñu gën a bëri jeunes yi ñoo koy utiliser et gis nga ne aussi tamit lu ciy topp mooy yenn maladie chichique yu bëri yu ñuy gis ci biir dëkk bi temps yi. moom nag ànd na suñu dépénaliser li nga xam ne rek mooy cannabis wante nag jàpp na ni faaw ñu jël yenn matukaay yi. contre ma trop pour dépénaliser cannabis bi mais seulement que ni dafa war am ay mesures d'encadrement c'est-à-dire que ni foog ñu former ay professionnels aussi wut ay structures yoo xam te ne c'est approprié pour ñu mën a en fait légaliser mën a distribuer boobu cannabis quand même ci biir dëkk bi. novembre 2019 li mu drogue yi nga xam ne rek dañ see teg loxo moo ngi tolloon ci juróom-ñaar ñu xayma ko ci 2,4 tonnes ci diggante ñaar fukk ak juróomi fan ci weerum juin jàpp benn fan ci weeru juillet lu toll ci benn tonne fanweer ak juróom-ñetti kilogramme cocaïne daan nañ koy jàpp ca port autonome bu Dakar mu bàyyeekoo ca Amérique du Sud. saisie yu am sa Nianing ca Thiès ak ca Moussala ca Kédougou daal nañuy yokku ci liste bile tey jii nag ñu bëri ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum Sinébar jàpp nañ ni Sénégal ab plaque tournante la bu traficu drogue bi.
Mame Abdou Gueye Kassé ñu waxtaanee mbébét bi nga xam ne ngu kilifa yu Sénégal am nañ ko jëm ci rafetal xar kanamu réewuk Sénégal ba sax ñu sóob seen loxo ci ay setal jamono ji nag lu ñu nemmeeku moo di nag daal di yeesalaat di nga xam ne moo di rond-point yu Sénégal yuñ ci jot a dem seeti nag bokk na ci rond-point Sam ak rond-point bu Wakam foofee nag xar kanam bi tàmbali nañ ko soppi loolu nag askan wi di ci joxe seen gis-gis gannaaw ba ñu ko rafetloo la ñu xam ne nag moo di kilifa yi war nañoo jël matukaay yi war ngir daal di cey bàyyi xel waaye itam mën a may askan wi ñoom ñooñu itam ñu sóob seen loxo ci li ni mel nag ba beneen yàqu-yàqu duñu ko nemmeekooti ci yooyu le bërëb ko demoon amal boobule reportage di Boubacar Dia. daamaar yi di daw ndànk fii ci rond-point Cheikh Béthio nekk ci route de Wakam bërëb bile ñu jëmbat ci ay fleur ngir mu amaat taaram bi mu amoon liile doon loo xam ne Doudou Ndiaye mu ngi koy rafetlu waaye lenn rek lay ñaawlu mooy ñàkk suivi bi ciy am. rond-point yi moom initiative bu baax la moom ci état bi parce que ça day bokk ci cadre embellissement dëkk bi te en plus sax même ñi nekk tugal sa ci réewum tugal yi suñ fi ñëwee da nga naan dëkk bi de. loolu dëkk bi rafet na am na propreté les gens sont propres mais lenn rek mooy problème bi parce que suivi moo dul am des fois état bi dina def ay projets yu bëri mais suivi bi mooy problème la plupart parce que léegi yenn saa yi moom comme fii nii amoon na rond-point bi fi amoon mais la plupart ay herbe la mujjee. beneen rond-point di bu Sam file liggéeykat yi nekk ci defaraat gi waaye ki nga xam ne di bokk mooy Malick Ndiaye xelam dalul ci toppatoo gi ci war a am. le problème maa nekk gis nga gars yi dañ fi doon tuur ndox da ngay romb nit nga gis nit magam jëm taxaw di tuur ndox da ngay wax ak moom sax lim lay tontu mooy njëkk a ñàkk kersa mooy njëkk a ñàkk yar suivi bi doo ko ci mës a gis. ci gis-gisu Doudou Ndiaye moom mi lee jàpp ne ni nekkul ni rek municipalité yi ñoo war a def li nga xam ne mooy suivi bi. askan bi aussi war nañ fekkee mën nañ ci indi seen doole pour affaire yi gën a rafet aussi ci lañ bokk. rond-point Sam ak rond-point route de Wakam nekk ñaar ci bërëb yu bari yoo xam ne defaraat nañ leen fi mu toll waaye li yëpp ci askan wi jàpp nañu ni ñépp ñoo ci war a dugal seen loxo ndaxte bërëb yu ni mel dafay gën a taaral Ndakaaru. Boubacar Dia ñu wàcc ci tali bi tegu ci raay bi waxtaane nag saxaar bi nga xam ne moo war a dox diggante Ndakaaru ak Tambacounda ak société bi nag di Dakar Bamako ferroviaire kon boobule saxaar dina teguwaat ci raay bi fileek juillet atum 2020 loole nag di kàdduk Kibili Touré moom mooy administrateur bu Dakar Bamako ferroviaire yëkkati yile kàddu gannaaw nag ba mu doon janook Khalifa Diakhaté ci seen émission Kennu Askan Wi dañu koy teewlu. président dafa ne juillet 2020. train bi dina dawaat ba Tamba. liggéey googu dama la bëgg leeral président de la République lu muy wax. daf ko xam. juillet 2020. waaw nous prenons rendez-vous. j'espère que du mel comme TER bi. man de xam naa ni. liggéey googu tàmbali nañ ko defar nañ pont bi. jot nañu am juróom-benni saxaar. léegi da ngeen di rafistoler wala da ngeen di defaraat lu bees. xam nga reconstruction lay doon. non luy dañuy defar fi yàqu. dañuy defar fi yàqu. donc rafistolage lay doon. non du rafistolage. ñi koy defar. mënuma xam nga télé laa nekk dañ may ne publicité laa leen di defar. mais dinaa la leeral benn affaire. ñii defar lool. wala ñi dugal seen loxo ci pont bi ak seen alal. waxuma alal bu ma demee trésor di jël de. ñii indi gëm liggéey bi ñuy def gëm président li muy wax. indi seen alal. ñooñu ci àdduna bi. boo demoon sax France tey. ñooñu la ñuy tànn ministre yi. ak président de la république dañ ma dénk liggéey. liggéey googu bu ma demee ba pare ko. parce que semaine bi pare laa pare liggéey bi. c'est-à-dire xoolaat naa yoon bi ba Kidira. léegi bàyyil président. ak ministre yi président ak ministre yi. ñu waxtaanee wàllum aada ak cosaan ak lu ñeel wàllum pecc mi rawatina ci dendoo Afrique ngir gën a méngale lu jëm ci wàllum pecc mi daal di nañoo amal nag ab xew-xew bi la xew-xew nag la ñu fa waxtaanee di ab rapport boo xamante ne daal nañ ko jébbal kilifa yi jëm rek ci wàllum pecc mi ci dendoo Afrique ñu daal di koy ñoŋal gën ko méngale itam ba mu doon benn li ni mel nag ñu amal ko ci teewaayu kii di Demba Faye moom nag mooy directeur de cabinet bu joorim bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllum aada ak cosaan fii ci réew Sénégal moom Demba Faye dañu koy teewlu ay kàddoom ci micro ITV. danse yi nga xam ne ñu ngi koy def fii ci Afrique rawatina ci Sénégal war na ñu codifier leen ba ëllëgati si biir ñi fi ñeneen les générations yi ñëw xam danse bu nekk nu ñu koy defee ak lu ko tax a jóg ak fu mu jëm
donc mu nekk loo xam ne donc lu jaadu la moo taxoon ñu tey ñëwoon tey représenté le ministre de la culture et de la communication monsieur Abdoulaye Diop waaw nekk na itam loo xam ne nii ministère bi appuyé na ko direction des arts appuyé na leen ci liggéey bi ba ñu mën a génne lii tey mu nekk loo xam ne itam dañ koy encouragé yeneen initiative yu mel ni itam su amee itam ministère de la culture dina ko continuer appuyer ndaxte ñu xam suñu patrimoine immatériel yoo xamee ne bii moom la ñu maam yi bàyyeeloon ñu mën ko teg noo xam ne nii ëllëg si biir génération yi ñëw bu ñu ñëwee duñ ci am benn lam-laamee dina xam ne lii nii lañu koy defee lii nii la tudd donc loolu mooy taxoon ñëw tey. ñaareelu pàcc jotaay gi bi ci réew Burkina Faso la ñu koy dooree ak lu toll ci fanweer ak juróom-benni civil la ñu fa daal di faat ci guddik altine loolee nag itam ñu nemmeeku ne ñetti doomi aadama ñoom itam am nañ ca ay gaañu gaañu yu metti li ni mel nag xewee ci benn dëkk boo xamante ne mi ngi faree ci bët gànnaaru ko réewuk Burkina Faso di xibaar boo xamante ne nag gouvernement ba ñoom ñoo ko dëggal ci talaata ak démb njiitu réew bu Burkina Faso di Roch Marc Christian Kaboré moom nag daal dinay jël ñaari fan yoo xamante ne day national la drapeau yi dañu koy wàccee foofee nag ca Burkina Faso mu di àllarba tey moo ko ñaar fukki fan ak ñaar ak ëllëg di alxamis ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2020 gannaaw Burkina Faso ñu wutali ca réewuk Mali ak ki nga xam ne ab putschiste la woon di Amadou Sanogo kon dina xam fi wànnent di mujjee ki gëtam ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier atum 2020 ndax yoon bu réewuk Mali moom ci bés boobee rek la fas yéene addu ba xam ab déet dina ko may ab bàyyub ndëgëndiku moom général Amadou Sanogo moom mi nga xam ne nag moo jiite woon coup d'état ba ñu fa amaloon ci atum 2012 moom Amadou Sanogo ak juróom-benn at la ñu ko daal di tëj kon mi ngi ci kaso bi ba ndëgëni si gannaaw nag ba ñu xamle ne moom bokkoon na ci ñu faatoon ay soldats yi nga xam ne dañ doon xeex ngir coup d'état bañ a am foofee nag ci réewuk Mali ñu fàttali ne bile coup d'état nag moo jëlee ci boppuk nguuru Mali ci di Amadou Toumani Touré ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 2012 ca réewuk Mali. na ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi tey ki ñuy seeti di Umu Kalsum moom nag yàlla da ko xiira ci ay xaj ndax ñi nga xam ne ay mala lañu di ay xaj di Flolide ak Aria di nag ñaari mala yoo xamante ne nag ñoom nag ñoo di ay wéttalam li nga xam ne nag moo di cofeel ak kóllëre dëgg moo dox ci seenub diggante Umu Kalsum at ya toll ci ñaar fukk ak juróom ñett jamono ji nag moom bëgg-bëggam wala bokk li nga xam ne nag moo di liggéeyam moo di toppatoo ay mala yooyu nag ngir rek ñu gën a nekk ci loo xamante ne moo di seenub jàmm waaye itam ñu doon ay mala yoo xamante ne ku leen gis daa nga leen ñee Umu Kalsum nag daal di sekk waxtaan ak Omar Kane mu dellusiwaat ci nataalam. su Kalsum mi ñibbisee këram Floyd moo koy ubbi bunt bi. diggante Kalsum mi ak xajam bi mu tuddee Floyd mbëggeel ak cofeel bu mat sëkk moo fa am mel ni yaay ak doom. sama digganteeg Floyd ak Aria cofeel bu bari moo ci am mbëggeel la mais aussi chaque jour dama leen di gërëm ndax liñ nekk sama dund parce que yenn saa di nga toog nga wéet. mais seen bouger yeeg même ñoom dañ koy sentir boo wéetee wala nga triste wala nga kii dinañ jéem a def tout pour soulager la. Viens. Non, assis. Viens assis. Viens. Maintenant, viens. doom bu am carnet de santé am te yaayam di ko yóbbu consultation saa su ne ci vétérinaire. am na carnet de santé à jour. et loolu moom je me dis que c'est mooy premier devoir bi nit war a am envers xajam
mettre à jour son carnet. ngay njëkk a def am na étape boo xam ne tu le fais 2 mois après 3e mois léegi après loolu bu passé nag tu attends 1 an léegi chaque année ngay renouveler waat kii bi ay vaccin la yoo xam ne da koy jël ay vaccin contre kii yoo xam ne contre rage la yeneen yi am na yoo xam ne contre yenn maladie la comme benn maladie bu ñuy woowee parvo maladie bu garaaw la sax boo xam ne moom dafa gaaw a rey surtout xale yi chiots yu ndaw yi lay gën a rey. Kalsumi bëgg mala lool depuis mu nekk xale bu fekkee ni tey ñaari mala kese la am ci këram muy Floyd ak Aria yenn saa yi mu denc yeneen mala ngir aar leen. yenn saa yi yu ci ëpp ay muus yu ndaw lay doon parce que muus yu mag yi moom ñoom mënoo leen sax jot ba leen ni kii lu ci ëpp mais muus yu ndaw yi comme ñoo ngi doog a juddu lu ci ëpp seen yaay yi dañuy dem bàyyi leen fa surtout bu jegee ay tali moom boobu moom. saa yi ma rombee gis par exemple te fekk sama terrasse libre rek dama leen di jël denc leen fii pendant 1 ou 2 mois wut kenn koo xam ne nag moom moo leen di mun a adopter définitivement. kii nga xam ni jarbatam yi tata wow lañ ko woowee bi mu amee Floyd ba tey benn sàcc ñemetul dugg ci appartement bi mu dëkk moom kese. moo ngi may protéger bu baax parce que moom tax na ba. nekkatuma victime ay sàcc kenn sañatul dugg sama kër di def lu la neex parce que d'habitude nit ñi bu ñu xamee ne yow rek yaa dëkk dañuy am fit mais ak moom même bu ma génnee si bi dañ ma naan sa xaj bi da nga ko am pour bañ nit ñi ñëw fi waaye dinañ ñëw par force mais doo gis kenn. cofeel googu am diggante Kalsumi ak Aria mel na ni xaritu Kalsumi yi ñoo ci gën a loru. am naa sama xarit yu bari yoo xam ne moom. ñemewuñu xaj de manière générale. dañ ma daan wax sax sa xaj yi moom bëgg nañ leen mais à distance rek. ngir fësal cofeel googu mu am ci mala yi Kalsumi benn projet rek la am mooy taxawal ab bërëb goo xam ni foofu la ñuy denc mala yi nekk ci mbedd yi mu am ay vétérinaire ak ay dresseur. Omar Kane ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si dañu ànd ak Cheikh Sall mu jàngatal ñu li yéen kay yi xëy fasal tey mbokk yi daleen ak jàmm ngir ak dundam lay tëdd kaso boole kook liggéey bu mu sañ te bañ moom Samba Ardo Sow mi nga xam te ni bi moom la ñu tuumaal ci Fatoumata Makhtar Ndiaye bi nga xam ne moo nekkoon vice présidente conseil économique social et environnemental ñu faatoon ko ci atum 2016 yéenekaay bi di Source A dellusiwaat ci condamnation bi nga xam ne def nañ ko moom Samba Sow mi nga xam te ni bi moom lañ joxoñ baaraamu tuuma ci googule faatu Le Témoin moom teg ci ne lu toll ci $750 millions moom ci boppam lay ndàmpee njabootu Fatoumata Makhtar Ndiaye bi nga xam te ni bii ñoo ñàkk seen waajur waaye yéen kaay bi di sampab laaj naan koo xam te ni bii ñu ngi ko jàppoon ngir lu toll ci 300,000 francs yu mu faate woon soxna si fan lay jëlee 350 millions yoo xam te ni bii moom lay ndàmpaaye ñi nga xam ne ñoo di ak njabootam nekk laaj boo xam ni ëlëm na Le Témoin Vox Populi moom xëy dellu si waat ci boobu les condamnation naan ak daan yu métti yi nga xam ne teg nañ ko moom Samba Sow ba léegi ak njabootu Fatoumata Makhtar Ndiaye taxul ñu bég ci googule daan jàpp nañu ni mënoon naa gën a tar maanaam lu gën a métti la ñu waroon teg ki nga xam ne moo di Samba Sow Kumba Kan miñ ne woon dañ ko kidnappé woon foofu ci kër Mbaye Fall L'Observateur mu ngi dellu si waat enquête boo xam te ni bii section de recherche mu ngi koy def ci boobu leen mbir moom ci boppam nag alkaati yi jël nañu ay téléphone am ngir lëñbët mbir mi nga xam te ni bii moom la wax ne moom lañ tegoon ci kawam muy ay samba boy yoo xam ne ñoo ko tegoon loxo waaye boobu lee enquête bi ñu ko ubbee moom Kumba Kan ak borom këram ñoo fëkk seen i dàll daal ne mes ne menteng ba léegi kenn xamul fu ñu féete jeex na tàkk diggante Moustapha Diakhaté ak APR mooy li nga xam te ni bii moo fës ci xët wu njëkku yéenekaay bi nga xam ne moo di Le Quotidien c'est fini diggante Moustapha Diakhaté ak APR loolee la yéenekaay bi daal di titré ginnaaw bi nga xam te ni bii moom Moustapha Diakhaté am na yéenay samp ak kuréel goo xam ne moom la tuddee taxawu suñu APR ñoom ñi nga xam te ni bii ñoo di commission discipline boobu les partis dàq nañ ko ci boobu les partis ginnaaw bi nga xam ne jàpp nañu ne day yëkkati ay kàddu yoo xam ne waroon naa gis-gis boobu les partis waaye tamit li nga xam te ni bii dëppoot ak seen i sart ak ni nga xam ne noonu la yarga doxee sa biir parti mu njiitu réew mi moom Moustapha Diakhaté dàq googu ay caaxaan la ko jàppee ci biir enquête yéenekaay mu ngi jàpp ne mbir mi ñu def nag amul bopp amul genn te joxu ko génn fulla moom ci boppam mu ngay jox ay naataangoom dig daje alxames ngir sampu doxalinu boobule mouvement ak ni nga xamante ni bii noonu la ko xalaatee
xalaat boobu nag l'observateur jàpp na ne jiitu na loolu mbir mi nga xamante ni bii commission discipline bu APR ñoo ko amal nekk na mbir moo xamante ni bii am na lu laxas su ginnaawam lu bari ndax yéeni kaay bi di l'observateur mu ngi naan ki nga xam ne moo di président de la république dafay mel ni yàggoon naa mbébét mbir mu ni mel jokkoon naag ñi nga xamante ni bii it ñoo di commission de discipline bi ñoom si la ñu lëlu waxtaan ay minutes yu bari si boobee nag la ñu génnee ndax ki nga xam ne moo di Moustapha Diakhaté si biir APR libération moom xëye mbirum université bu Diamniadio ak njuuj njaaj boo xam ne jàpp na ne toll na si fanweeri milliards suñuy koppar si ñi nga xamante ni bi ñoo doon taxaw boobu la liggéey tax nguur gi jëlee liggéey bi seen loxo mu jàpp ne nag nguur gi war naa saisir ñi nga xam ne ñoo di juge bi ubbi it li ñuy wax information judiciaire ba ñi nga xamante ni bi ñoom la ñu tuumaal si boobule wàll ñu indi ay leeral si fanweeri milliards yi nga xam ne wax nañu ne dañ koo luubal ñaar fukk ak juróomi milliards dugal nañ ko si li ñuy wax bourse de sécurité familiale si atum 2018 boobulee xibaar la Soleil yéenekaay joxe ginnaaw bi nga xamante ni bi nee na njiitu réew mi taxawoon lu toll si fanweeri junniy njaboot fii si réewum Sénégal si atum 2018 jaare ko si bourse de sécurité familiale ci jàppale njaboot gi si wàllum koom jëwriñ ji yor wàllum koom ak koppar fii si biir réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo moo xëy fës si xët wu njëkk la Soleil yéenekaay ginnaaw bi nga xamante ni bi ñu ngay xayma nag exercice u atum 2019 si wàllum koom fii si réewum Sénégal moom jàpp na ne budget bi nga xamante ni bii moom lañ leen nattaloon si atum 2019 doxal nañ ko téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett maanaam tuuti képp moo si des bëgg-bëgg bi ñu am nag si atum 2019 Abdoulaye Daouda Diallo ak ay ñoñam moo di jeexal tàkk nag boobu lay budget si atum 2020 li nga xamante ni bii moom la jàpp nag si wàllum koom fii si réewum Sénégal nee na mënta am tension si wàllum trésorerie yi ndax lépp loo xamante ni war nañ koo def rek ba boobulee wàll daal di bijjeeku le témoin mooy naan Abdoulaye Daouda Diallo kay jamono ji mu ngay fëgg dënnam di yëkkati ay waggam naan li nga xam ne moo jëm si wàllum budget wu 2019 lépp mucc na ayib te 2020 li ñu jublu mooy gën a baax ki baaxlewul dara kay mooy maire bu Touba Mboul moom mi nga xamante ni bii dañ ko doon toppee scandale boo xam ne toll na si juróomi million ginnaaw bi nga xamante ni bii toll si fanweeri chef de village boobule commune boole nañ ko sous préfet ba moo di Marsou Niang si yéenekaay bi nga xam ne moo di Vox Populi dañ koy toppee mbirum taxe rural yoo xam ne da koo jalgati ndargaajoo xaalis boo xam ne toll na si juróomi million suñuy koppar tax ñu tegoon ko loxo moom ak ñeent ñoñam waaye mujjee nañ ko teggi loxo moom mu delluwaat si ay njabootam ginnaaw bi nga xamante ni bii war naa delloo si googalee gafaka lu toll si juróomi million ci suñuy koppar jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah. ba ëllëg incha allah Cheikh Sall cant ak ngërëm ñeel na la mbokk yi rafetlu ànd bekk suñuy programme ci ITV amoon na mbégte dégtal leen xibaar yi jotaayu njolloor si kon fii la ñu koy yëkkatee xibaar yi di wéy di ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.